waxtaanee tey jii tali bi accident yi nga xamante ni jéggi na dayoo ak it nees mën a def ba gën ca indi saafara moo waral sunu jokkoo ak monsieur le directeur des transports terrestres des transports routiers Cheikh Oumar Gueye monsieur le directeur maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar El Hadj jërëjëf baalu àq ci la ñu jógee bu julli. jërëjëf baal nañ la nga baal ñu Gueye Pierre Mbakhane Gomis mooy premier vice président syndicat national des transporteurs yi bootu ci CNTS Mbakhane maa ngi lay ziar. Alaaji Assane directeur maa ngi lay fay. jërëjëf Gomis monsieur le directeur accident yi bari na kenn waxatu ko dawalin wi également léegi li xew kay mooy comme ayubés bi daanañ ko xayma nañu lu takku ci ay bakkan yu rot lan mooy mesure urgente yi foogaloo ni nekkaat fi naan waaw permis la contrôle mais quand même des mesures urgentes surtout ci tali bi. waaw jërëjëf El Hadj Assane donc xanaa di profité ci antenne bi rek di jàll déjà ñi nga xam ni faatu nañu. ci accident yi ñu génn yi bi tabaski weesoog léegi ñu doon accident yi nga xam ne wax dëgg yàlla métti na di profité aussi di indaale njaalu monsieur Oumar Youm moom ministre des infrastructures des transports ak njaalu état bi yëpp. di nuyu donc Pierre Mbakhane Gomis nga xam ne vraiment lui c'est notre partenaire suñu xarit la suñu acteur la vraiment mi ngi def liggéey bu mucc ayib. maintenant bu ñuy wax ci wàllu accident yi El Hadj Assane lu ñu seetlu mooy accident yi am ci ginnaaw ci fan yu mucc yëpp. ba ci bu ci démb bi lépp comportement humain moo ko lal. c'est-à-dire automobiliste bi moom la ñu incriminé encore une fois de plus. xoolal li xew keroog ci virage yu Kër Martin nga xam ne virage la. booy dem Fatick. guddi na il faisait 22h40 mi ngi taw bu fort amuloo benn visibilité. nga yor sa autotransport en commun jóge Dakar pour dem mandat douane nga ñëw ba ci virage bi amoo benn visibilité nga ni yaa ngi doublé oto. ba jàkkaarloog beneen oto ba nga xam ne ñu ngi jóge de l'autre sens. muy oto particulier bi ngeen dalante forcément day am ay mort. donc dawalin boobu wala comportement boobu du ci ni permis du ci ni visite technique du ci ni dara ko comportement nit ki la ak tayeefam. beneen bi am côté Bignona waa ji yab na ay nit commencé daw ay xel gars yi ñi mu yab ne li ngay daw ëpp na wàññil muy xuloog ñoom ci oto bi dem 10 kilomètres ci benn virage muy doubler en 3e position. ba jàkkaarloog oto beneen oto war ko moytu déraper dem bëkk garab yaa yi 5 morts sur le coup donc yooyu xam nga yooyu tayef la yooyu mbirum comportement la. ba tax na yaakaar naa li nga wax ci wàllu mesure urgente mooy. ñu renforcer contrôle bi te ñu sévère ci sanctions yi gën nag. parce que nag ay la yëwoon nag. doguma la monsieur le directeur mais quand même sama yéene de moo doon bi yëf yi amee wax dëgg yàlla dégg nañ ministre des transports yooyu mais ci rapidement entre ministère ñu yore contrôle intérieur transport réunion am vraiment d'urgence ñu xëy dund ko gis ko ci tali bi déployer nos forces de l'ordre mais nit ñi xam ni ak raglu am na. non loolu am na. oui donc réunion yooyu nga wax am na te effectivement donc force de défense ak sécurité yi. jot am nañu instruction boobu. te boo xoolee si ñaari fan yi wala ñetti fan yi di nga gis ni. effectivement contrôle bi gën na tar. comme ni ñu ko santaane woon. boo gisee ba ñu lancé woon brigade mixte yi avec le ministre Oumar Youm au mois d'avril fële ci Kaffrine. gis nañu amoon na accalmie ci ñaari weer yi yëpp mooy le mois d'avril mai juin yëpp amoon na accalmie amuñu woon noté wuñu presque pas du tout donc benn accident mortel mais bi tabaski bi ñëwee léegi ñu gis ne xëy na priorité donc contrôle bi ak priorité donc force de défense sécurité xëy na mi ngi nekkoon ci wàllu sécuriser nit ñi ci wàllu tabaski beeg yu ñu demee. ci la ñu constaté ni nag vraiment y a ces accidents mortels là. est-ce que looloo ko waral est-ce que coïncidence la. waaye gis nañu ni kat vraiment boo ñuy defee contrôle routier ba. amoon na nit ñi ragaloon nañu wala am comportement yi daal xawoon na changé ba nga xam ne amoon nañu daal ci wàllu accident. ok Guèye Pierre Mbakhane ci ponk bi parce que ponk yi bari nañu sax mais yi nga xam ne xëy na mooy li ñu naan mesure d'urgence en attendant ñu gën a yaatal saafara yi ci wàllu yar gi ak dawlin xam naa yéen a nga ci sax mais mun leen gën a yokk waxtaan wi seen biir tali yi xat ak woto yi màgget mais loo ci mënti dégg boo ko defee ak yaraku tey ak tan am. waaw jërëjëf directeur Alaaji Assane Gueye. maa ngi nuyu docteur Cheikh Oumar Gueye mais di nuyu askanu Sénégal yëpp ci jaar na joxe suñu njaal ñun en tant que service de transport ci pour waa jawwatu transport Sénégal gépp di métti lu xew li xew lan la lu métti lu tar loo xam ne seen ba bisat mu ngi am ay nit ñu dee ala du yàqu nit ñu am ay gaañu ñu ne lan la ñu nit la waaw nit la de
dëgg na yàlla mu ñu wax leneen damay rejoindre totalement di docteur Cheikh Omar Gueye wax nit la. nit ki mooy dawal war a respecté li ko code wax nit ki mooy jéggi télé bi war a respecté li ko code wax nit ki mooy dugg ci oto bi war a respecté li ko code wax. mais aussi ki nga xam ne mooy yore contrôle bi ci muy policier ou gendarme bi aussi moo nit la war na mën a xam lan mooy tableau de bord. mooy ci profité këram directeur général police bu si liggéey bu doy waar bi liggéey bu jàmbaare. ci jamono Tabaski bi ak général Moussa Fall bu gendarmerie. parce que itam il faut que ñu wax ne am na ñoo xam ne peut-être liggéeyuñu li ñu war a liggéey am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey bu baax bien sûr bien sûr dans le séance ñu war a liggéey kon nag ñun bu fekkee ñun lañu ko sàqal war nañu koy am occasion mais ñu janoo sax comme yow ni ngay def te déglu naa la ba mu jeex tàkk dafa doon jaadu na dafa doon jaadu yow xaw ma keneen mais yow ni ngay liggéeyee état xam ko gën ci jàpp mu ko na ñëw loolu dafay dëggal li mooy mos ci wax ni ne gouvernement bi créé ay centre de formation technique et professionnelle benn ñaar nañuy organiser ay séminaire périodiquement wax nga ko léegi ne keroog bi nga xamante ne accident bi am na lendemain am na war na am pour mesure d'urgence ab nañu créé benn cadre de concertation permanent boo xam ne presque ñëpp a ciy bokk ñu bañ di xaar ba taal bi tàkk ñu soog di wuti maanaam relâchement di bañ a am comme li xew na moom et ça ñuy war di daye di waxtaan ci fàggandiku xoddiku ba nga lakkalee gul léegi nag bi yooyu mooy chauffeur boobu ñu def doon doublé muy chauffeur bis que Mbour gii la jógee sama dëkk man Mbour laa dëkk muy département bi nga xam ne carrefour international la route nationale bi soriwul sama kër muy yoon wi nga xam ne moo ëpp ay accident ci Sénégal surtout jamono bii kon loolu war naa mën a tax en tant que Sénégalais mais en tant que voyageur en tant que chauffeur mais en tant que responsable syndical des transports maa war a wax bu nekk dëgg que àddina ñaar fi am dëgg ak safaanu dëgg lenn ci jarul wax dëgg jarul wax da nga koy jëfee safaanu dëgg jarul wax da nga koy moytu noonu ñu tënk àddina mu dëgg parce que ku mënti doon muy président muy ñun wax ku mën a bi ci Sénégal bi gën a ndaw li ñu amal solo li ñu war a amal solo mooy Sénégal yi ak Sénégal Sénégal nag ak Sénégal mënuñu koo ñongal mukk te teguñu ko ci dëgg bu ñu ko tegee ci dëgg moo ëmb lépp ci loolu nag kii ngeen def ni yéen waa RFM dafa doon jaadu ñëpp di ko def comme yéen dong du ngeen fi ay rajo yéen dong du ngeen fi ay journal yéen dong du ngeen fi ay sénégalais yéen dong bokk leen ci réew mi nettali bi li ci xew ñu na suñuy yaay la suñuy doom la suñuy jarbaar la suñuy rakk la dëgg la donc je pense que kon bu fekkee am na ci chauffeur dafay mel noonu waru koo mel dañu koo war a duut baaram ne ko yow mii ni nga mel baaxut mais boo amee kenn koo xam ne dafa am noo xamante ni waru koo mel dañu koy yow mii ni nga mel baaxut dëgg la noonu la réew doxañ bañ cee indi ay position ay yaama wala yaama neex wala yaama soof dëgg la yaama neex yaama soof amul ci dëkk dëgg la Mbaxane ci kanam tuuti waaw yow dañ leen di bàyyee wàllu sensibilisation ngeen waxtaan ñaaxe seen biir mais état day boole sensibiliser ak wu yat ci wàllu contrôle gi waaw Mbaxane monsieur le directeur Cheikh Omar Gueye ci contrôle bi par exemple wax dëgg yàlla xam nga dafay li ñuy gêner souvent ñu naan affaire de guerre mais comme am na xam nga mbir moom li ci gën a gaaw mooy nangu ko au plus haut niveau nag taxaw parce que aussi mënoo ñëw di faj jàngoro ba pare bëgg a éluder yenn questions yi nga xam ni malheureusement sax mooy la question principale c'est la corruption loolu buñ ko nanguwul d'abord xeex ko du yomb dañ koy maslaa rek muy continuer en tout cas daal li ñu ci mën a wax daal mooy d'abord ci li Mbaxane doon wax. c'est la deuxième fois ma évoqué question corruption yoon wi tey dafa mel ni yaa ngi bëgg a éluder waat moytu monsieur le directeur wax dëgg yàlla. non du ma moytu xam nga du question moytu ak yooyu. mais dafa di rek. problème élégance way xam naa ci wàllu service yi waaw. dafa di rek. ku nekk du lay d'abord mettre devant tes responsabilités. waaye li mën a faj loolu yëpp. mooy li ñuy wax ñu teg brigade de ministre ku nekk am nga sa nawle nag ci brigade de ministre bi. bu ko defee. policier bu taxawee gendarme bi taxaw agent assermenté ministère transport taxaw ñëpp a taxaw yaakaar naa ku doon def it lu ñaaw it di nga ko moytu parce que ku nekk am nga nawle. donc à chaque fois ñu déployer ces brigades mixtes là gis nañu vraiment résultats yi am na solo donc loolu je pense que lu ñu war a wéyal la. lu ñu war a donc encourager la pour que vraiment. li ñuy xeex ci wàllum contrôle bi sanction boobu ñu mën ko am. tant que defuñu ñaari yooyu contrôle bi ak sanction bi Alaaji Assane lépp lu ñu mën ci def parce que ñuy wax ay formation yooyu yëpp c'est bien ñu ngi ci
yooyu c'est des actions yi nga xam ni jeexital bi c'est à long terme c'est à moyen terme. du léegi dëgg la mais li moom kay léegi li jàmp moom waaw lañ war a faj léegi mooy wàllu comportement wàllu indiscipline bi waaw. wàllu comportement yi nag mooy nga contrôler nga sanctionner. mooy nga contrôler nga sanctionner loolu mooy comportement code de la route banque yi lu mu dicté wax na leer na ku ci sarsoowul ku ci jaarul li ay la yoon nag li ci war ci sanction ak li ci war ci daan nan la daan bu dee doonte Cheikh Omar Gueye la doonte ko mënti doon na la daan sans faiblesse mu bañ a am intervention mu bañ a am lenn ci ginnaaw vraiment pour que ñu sauver ay vies parce que nag ay bakkan ñoo nekk en jeu. dëgg la maintenant guerre gi tam du ci rek takk der yi de ci service des transports également. ku ci ne ak porox ndoll ya ngay jàll. waaw xam nga moom laa lay wax rek ni ku nekk looy def rek. yàlla mu ngi lay gis yow it sa conscience mu ngi lay gis ci loolu. dëgg la du ñu protéger kenn ka nga xam ne ñu ngi def affaire guerre ak yooyu. les corps de contrôle sont là ñun ñaa ngi fi bu ñu gisee ay situation de guerre nañ ko dénoncer réseaux sociaux yaa ngi fi ku fi jël situation de guerre nañ ko dénoncer. protéger wu ñu kenn. du yoon kenn du ko nangu kenn du ko accepté. man de vraiment bu ñu ma indilee preuve gar vraiment lu ci war ci daan donte Cheikh Omar Gueye daañu ko def. dëgg la donc côté boobu moom vraiment dañ ci jël suñuy responsabilité gaa ñaa ngi waxu gerte ci secteur beeg yooyu mais ba léegi kenn mu ñuy tegal dóor ci baaraam ni gar baa ngi nii wala nii situation yi ñu ci mos am yëpp sanctionné nañu. situation yi ñu ci mën a wane yëpp yi ñu ci mos a wane yëpp sanctionné nañu ñun ñi nag ku nekk mënoo teg benn contrôleur wala benn alkaati devant tout le monde. ku nekk yaay xool ci sa àqulay taala. parce que li la war sa réew. dëgg la ndax même ñun tamit ay gerkat lañu. waaw boo dañ naan kinu ger mais yow miy joxe pour jàllit yaa ak moom a yem. ku nekk da ngay xool rek ci sa àqulay taala. dëgg la nga xam ne ëllëg loo mën ci defet di nga ko layoo. dëgg la jërëjëf monsieur le directeur ñu ngi lay gërëm bu baax. di am yaakaar buntu feeñ di ngeen wéyal gise yi surtout entre service pour ñu taxaw mais mesure urgente moom mënut a ñàkk bu ca li ci des nag tali yu gën a yokkook changement parc automobile waaye am nañu boo leen joxoon oto bu bees tàq sax fii léegi comportement baa ngi fi moom da ñaari fan mu yàqal la ko ndax gis nañ oto yu bees ñu fi indi woon bëgguma tudd benn ki di stigmatisé mais boo ci gis mu ngi mel ni xant ndax fu ne lañ koy dóor mbaaxaan ñu jeexalee ci wàllu li nga xamante ni kon mooy yéen seen biir nag ngeen di sensibiliser ci wàllu discipline d'abord ba mesure urgente yi ñu soxla déjà indi saafara en attendant ñuy am leneen. waaw xam nga loolu man moo ñu war ku ko def moo ñu war ku ko deful moo ñu war loolu tax ñu nekk ay mandataires. est-ce que am na ay espace d'échange xam nga sànq yaa ni pour mu gën a concret au niveau des gares routières ñu koy waxtaanee di sensibiliser wax xale yi di poser des questions comme le problème de la drogue l'alcool di dawal oto mandi mu ngeen koy xam tokkati yàmbaay yi. waaw man yàlla dafa dogal maa ngi def émission ci ay rajo fii ci département Mbour ak ci région Thiès. par ay alxames bu ne. waaw. te dara lu taxu koo jóg lu may di sensibiliser usagers ci wàllu sécurité routière. ëpp na fukki at. je pense que fekk bi rajo bu nekk ci département rajo bu nekk ci commune rajo bu nekk ci région. responsable dafa dem nañu vers les journalistes vers les animateurs vers les rajo def li may def dafay am harmonie. te boobaa dafa mel ni Sénégal gépp koy defandoo. mais bi si dem loolu jotewul lenn ak war a woote. waxante dëgg bët ci biir bët. dafa ñu yooyu également restitution d'information. te démb rek ñu ngi yendu. dëgg la jam ñaajo. pour oto boo xam ne bu ñuy wane pour war a changer. cette place yi. oui te loolu askan wi dañ fa demaloon. dëgg la après partage bi waaw war nañ ko mën a yéegal wane ko waaw mu siiw action yu ni mel. maanaam bu ñu wooyee ci kaw ñun bu ñu waxee ñun ci kaw. waaw bu ñu wàccee suuf ñu wàccee ko ci suuf. dëgg la te loolu lañ tuddee un relais ñun ay relais lañu ci état ay relais lañu ci population bi. loolu moo tax kenn ku ne ku ko doon def na nga ko gën a def. ku ko daaw def na nga koy def parce que loolu tax may poussé toujours état pour mu organiser ay séminaire yi def ci paludisme séminaire yi def ci sida pour di bañ accident bañ ko dee bañ feebar nañ. voilà dafa mel ni Mbaxane réseau bi mujj na daal di rocciku ñu koy gërëm bu baax di ko sant Pierre Mbaxane Gomis premier vice-président syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS ni ko Cheikh Oumar Gueye seedele man mi saa su ne day jokkoo ak man ci liggéey bi ci wàllu rek sensibilisation ku ko yittewoo la naka doon directeur Cheikh Oumar Gueye ñu koy gërëm bu baax moo jiite wàllum transport ci tali ci Sénégal.